Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di rafetlu seen ànd ak suñuy programme am mbégte mu yaatu ànd ak yéen seen émission xalaas moo di suñu journal fait divers lundi ba vendredi fii ci rajo Futurs Médias équipe complète lay doon ñuy waxtaanee ay fait divers xew-xewi jamono yoo xamante ne ji nit ñi dañu cay jàngee lu bari ak minute di dénoncer yenn yoo xamante ne ñu ngi leen koy def te tegewul ci yoon lépp rek tënku ci ay faits divers ñu baaxoo di ci ànd ak Abano Stress di ci ànd ak Mamadou Ndoye Bane tey sama ñaari gars yi ñoom ñépp voilà dañoo waaf ni ñu koy waxee waaye maa ngi ak sama rakk ju baax ji passe partout parce que na ànd ak yéen ci xalaas yu garaaw te yéeme passe maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Ndiaye maa ngi nuyu auditeurs yeeg internet yëpp di ziar Aba ak Ban fa ñu ne di leen nuyu bu baax a baax di nuyu képp kuy déglu xalaas ki Rasulullah émission number 1. nuyu partenaires yi ñu gunge ci xalaas bokk na ci Optique Vision Plus Sénégal bi nga xamante ne ñoom nee nañu la santé de vos yeux notre priorité première Optique Vision Plus Sénégal dañuy def lu mat sëkk ci social ndax ñi nga xamante ne dañu yore ordonnance lunette njënd mi di cher lool bu ñu fa demee danañ fa fekk li ñu bëgg ci ay njëg yu woyof yu ñu attan yemuñu ci Optique Vision Plus Sénégal nekk ci promo bu am solo mu di ay lunettes progressives simple yoo xam ne vision de près vision de loin ñaari gamme yooyu la ñu boole ba noppi may la entre reflet di la ko jaayee ci 35 000 nga xam ne tey boo ko doon jënd daanaka benn bu ci nekk rek dafay romb 35 000 ay percé original avec traitement X Blue am na fële ci Optique Vision Plus Sénégal accessoire de lunettes monture de marque yi ngeen bëgg lunettes yi xew ci jamono lépp lu ngeen soxla ci lunette da ngeen di dem Optique Vision Plus Sénégal da ngeen ko fa am ñi ngi ci presse 2 fii ci cité Mourtada mais également am nañu place Mbour am nañu place également Kër Mbay Fall Optique Vision Plus Sénégal seen numéro téléphone 33 la 824 54 57 wala 77 479 63 38 beneen partenaire bu ñu àndal ci xalaas mu di établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère ñoom ñi nga xamante ne ji ñooy dimbale nit ñi ñooy neexal kër yi ñooy wàññi coono nawet ndax gamme bu am solo bi ñu indi di vite fait bokk na ci cuuraayu bant bi nga xam ne foo ko taal ay yoo abal la ba pare dafay bàyyi xet gu neex ci fi nga ko taal mais également andi nañu brosse à dents vite fait boole ko pas dentifrice vite fait ba noppi jël brosse à dents vite fait boole ci am nañu benn pompe boo xam ne muy weñ muy mbóot muy yoo foo ko pompe dañ lay abal indi nañu frotté bu baax ci yaram buy metti buy defar sa joxaat la sa forme di retaper sa ay muscle ci pommade ci tube wala ci pompe lépp ci gamme vite fait établissement waa kër Serigne Touba Fall et frères 77 441 06 38 77 555 11 11 77 696 34 67 TDK nga xamante ne ji mooy solution bi tax ngay mën a garder le sourire et la bonne humeur avec gaamam bu mag bii di gamme like mën ngeen a def seen choix en tout cas gamme bu yaatu la ci wàllu parfum di xeeñ lu neex ci njëg gu yomb loolu moo tax a jóg TDK mi ciy liggéey lu am solo yamuñu ci Thaïlandais la am na si Dakar am na ci loo ngir d'abord mu leen di tàggale ak xetu yaram mais également dafay nourrir seen peau di renforcer fraîcheur bi ci bëccëg gi yëpp savon Anico gaa ñi moom la ñuy wax jamono ji Fabri Metal si li ñuy bàkko Fabri Metal Sénégal votre partenaire de fer engagé pour vous loolu mooy Fabri Metal mais également di produit d'excellence ci la Fabri Metal di dox seen bëgg-bëgg seen taxawaay mooy assister collaborateurs yi ak protéger environnement bi loolu mooy seen souci majeur Fabri Metal di leen gërëm bu baax a baax ci ni ñuy àndee ak ñun ci seen émission xalaas comptoir commercial de plomberie du Sénégal moom it di partenaire bu ñu gunge ci xalaas nga xamante ne ji moom ñëpp mancé nañu ne ñooy spécialiste ci wàllu sanitaire fii ci réew mi matériel sanitaire tuyauterie matériel industrie ay accessoires plomberie yu mucc ayib garantie te rafet yomb teg ci da ngay dem comptoir commercial de plomberie du Sénégal di CCPS wàllu pompage tegal ci seen loxo ay pompe solaire forage mini forage émerge ay surpresseur ci gàttal boo fa demee sa aajo dina faju ñi ngi rue Valmy angle Ngalandou Diouf am nañu place bu nekk rue Tolbi ak angle Faidherbe ngir ay leeral yu gën a yaatu ci comptoir commercial de plomberie du Sénégal ak ni muy taxawee ki yi marchandise yu mucc ayib te garantie yi muy jaay da ngeen leen di woo ci 77 517 99 29 wala 77 401 55 69 passe Ndiaye fu ñu déparé Ndiaye maa ngi nuyu Modou Gueye Kër Massar ok maa ngi ko nuyu di ko sax Ndiaye Xalaas Express waaw dafa am benn waay bu ñuy wax Habib Diack Habib Diack ñu ne mi ngi dëkkoon Sicap Liberté 3 nekkoon na Bruxelles ci année 99 2000 yi te léegi mi ngi Atlanta bu fekkente ne mu ngi dégg wala ay mbokkam ñu contacter ñu ci 77 150 17 17 jàmm la rek nag dañ ko soxla jàmm ju sedd guy Habib Diack waaw yooyu day jara wax waaw
comme jàmm la rek baax na. Ndiaye dëkk bëri na ndox de. ah mais kii la nu mu tëddee xéewal la. Ndiaye ñi indoon na bari nañ de. ba tey xéewal la rek yàlla lu mu def dafa gën. Ndiaye. nañ geesu ñu inondé. waaw. koñ ñi inondé ak kër yi inondé. dafa bari. surtout Ndakaaru. Ndakaaru ak ci région yi sax nag région yi effectivement. waaw nañ leen gestu suñu leen mën a jàppale ci ay moto pompe bu ñu leen mën a jàppale ci dimbali leen ba ñu évacuer ndox mi nañ ko def. nawetu ren bi moom damaa njort ne ndox dafa nar a bari. waaw ndax gis nga fi ñu toll ak li fi wàcc ci ndox. mais xéewal la rek ñi nga xamante ne daal yëf yi sonal na leen parce que ni may waxee ak yow nii taw baa ngi wàcc ci yenn diwaan yi. ñooñu génn nañu seeni néeg di ŋàcc fu ñuy yend wala fu ñuy fanaan mooy problème bi. léegi nañ leen taxaw dimbale leen rek. nañ leen taxaw dimbale leen sama classe gi fi mu ne pour ñu dem fa ñu dëkk dañuy yoo ko su xuus ba sonn te bari naa ciy morom. man ne damaa xuus ba egsi. waaw kon mi ngi noonu fu ñuy démarrer. Ndiaye kii dañ ko livré bagage yu moomul. dañ ko livré avant tabaski ba tey. dañ ko livré. benn livré moo ñëw këram. waaw fëgg ñu ubbi mu livré fa bagage yi. fekk fa doomam dafa fekk. waaw doomu kii waaj a wax di jox ko bagage yi ni ko sa taraa moo ko moom dem. ba léegi moom mu xool xamul bagage yi mu jàpp ne livré bu xëy na dafa juum dina fa ñëwaat ba tey ba sànq. boobu ba léegi. déglu ndaw si. bi julli ji desee 5 jours ou 6 jours je ne sais plus comme j'ai dit c'est peut-être le 15 juillet d'après li sama yaay wax. léegi bi julli tabaski ji desee quelques jours dafa am benn livreur bu ñëw foofu ci suñ kër ay le matin entre 9h ba midi ñun on était au boulot donc il y avait dans la maison sama yaay ak bon bi ak sama doom bu am 9 ans comme que léegi école tëj na bi mu sonee sama doom bi ubbil ko mu jox ko ñaari sachet yoo xam ne dafa def ay yére ou bien ay tissu en tout cas c'est un tissu daal lii ci nekk xaw ma dañ koo ñaw xaw ma am na yu ñaw mais sachet yu weex la ñaar yu mag mu jox ko ne dafa ñëw pour livrer sama doom bi jël ko teg ko ci kër gi man bi ma wàccee mu ne ma yaay yow yaa yónnee livreur bi pour mu indi suñu yére tabaski yi xanaa ma ne ko non man lii yónniwu ma fi kenn mu daan ne ma am na ku fi livré ay yére léegi bi ma demee xool sachet yi ñu teg ko foofu ma ne ko ki livré fii lu mu la wax mu ne dafa sonné nekk en moto sol casque moo ubbil ko ne ko ndax da ngay livré pour tata la mu ne ma waaw pour tata la après ma ne ko indil mu jox ma sachet yi daal di dem léegi dama ne kon kekk la sûrement dafa juum jaawale kër yi dina ñëw récupérer ko ndax xam naa ki moom sachet yi dina ko ne man jotuma samay bagage mais depuis lors personne n'est venu réclamer quoi que ce soit ci biir sachet yi aussi am na remarqué nañ ne am na benn pochette bu ñuul ubbi naa pochette bi pour seen ndax dinaa ci am numéro téléphone bu ne ci biir wala carte d'identité wala dara des informations mais li ma fekk ci biir rek mooy pochette jigéen la nag ndax c'est rectangle te couleur noire la li ma fekk ci biir kese mooy seetu ak ay photo de vieilles photos ñoo ne ci biir pochette bi après man it ma gisee ne dara nekku ci lu dul loolu ma delloowaat ko ci biir sachet yi donc tey damay solliciter comme que wax nga fexe waxal jàllaleel ma information bi ci xalaas bi comme ça boromam su ko déggee xëy na dina mën a ñëw récupérer ko. dégg nga ko Ndiaye. alet livreur bi moom nu mu mën a demee ci kër fekk fa booy bu am 9 ans di ko jox sachet. bàyyi fa bagage yi. léegi kay man li ma jaaxal mooy bu dee bagage yi jàmbur la jaawale boo demee sax. livreur yi li ñuy daw daa bëri xam naa ne boobu bee toj ba xamul sax fu mu yóbbu. bagage yi ko yóbbu. voilà bu fekkente ne bagage yi jàmbur la yor na xam ne mi ngi ko yóbbu booru Kër Massar. Tivaouane Pël d'accord mi ngi noonu. Tivaouane Pël yaa ngi wax sànq mbiru inondation mais apparemment passe dëkk bi yëpp inondé de. Ndiaye dëkk bi fees na del. waa Thiaroye. Thiaroye am de la 5 boor yi ci guy ga. ñooy yëglu fi mu nekk nii. génn nañu seen i kër. xamuñu fu ñu jëm. nee nañu gis ñu benn autorité bu ñëw di leen dimbale te sonn nañu Thiaroye am de la 5. ci boori guy gi na autorité yi jóg Ndiaye. bu dul loolu rek dana xaw a doy waar. nañu jóg tey yii dina bëri ñu fanaan ci biti de. fanaan ci biti taw bi taw sa kaw. balaa ko nga xam nga dund ko Ndiaye laaj ma. parce que xalaas bi ci topp. waaw benn paala boo en fait kenn kilifa goo xamante ne ji. ab sénégalais la. mais Cameroun la nekk. def na fa 5 ñeent fukki at.
dafa ñëwoon Sénégal fii ci këram fii nii Boris 4 Urbam. benn jour muy liggéey. chauffeur bi di ko xaar ci oto bi mu génn këram yor saagam paa bi nee na. fi muy jàppoo buntu oto bi di ko tijji pour yéeg fi mu téye buntu oto bi. la benn scooter romb. ñaari nit nekk ci. kenn ki këf saagam. mu ni waaw saag ba 4 millions nga ci woon. 4 millions. 4 millions. ay kayit ay passeport moom ak billet avion ak passeport doomam ak ay visa passeport yu am visa lépp ma nga ca. altine bii passé 10 heures du matin wax ma la ay guddi de 10 heures ci suba. lañ ko def. waxal na Sénégalais yëpp. léegi nag moom problème am mooy xam na ne xaalis ba moom. génn na ca xelam. lu muy bari génn na ca xelam. mais kayit yi mooy problème mais passe bu lay nettali agression bi ni mu demee. xam ne ñun nekkuñu sécurité de. déglu ko ñu déglu. damaa wàccee suma kër. man maa ngi dëkk Scat Urbam ci jàkkaarloog hôpital américain yi. bi ma wàccee war a dugg suma oto suma chauffeur nekk beneen côté bi ma nekk beneen côté bi. bi ma jàppee ak suma loxo droite pour ubbi suma oto pour dugg ci la benn moto jàll am ku nekk ci gannaaw tiire suma saak daw ak moom. bëccëg vers 10 heures suba. saak bi am na xaalis. suma billet avion mu ngi ci biir. suma carte d'identité nationale Sénégal mu ngi ci biir. suma passeport mu ngi ci biir ba ànd ak visa Cameroun. ak passeport suma doom boo xam ne moom itam defal naa ko visa ci ambassade ba pare war a ànd ak moom. am na suma pièce ci réew ma aussi Cameroun. carte séjour bu Cameroun mu ngi ci biir. muy résidence bi. waaw man Cameroun laa nekk yàgg naa fa. parce que mën naa la wax ne def naa 4 fukki at Cameroun. kayit yi suma tur man Malick Diassé. suma carnet séquier mu ngi ci. suma carnet livre d'épargne bu société générale mu ngi ci. suma bu CBAO aussi mu ngi ci biir. même sumay weer yi may takk bu may lire dara mu ngi ci biir. même suma ordonnance kayitu ordonnance mu ngi ci biir ak suma garabu tension bi yëpp mu ngi ci biir sac bi. waaw xaalis bi bëri na. waaw xaalis bi mën na 4 millions. ci moto lañ yéeg kenn ki yóotu mel ni gis naa ko bi muy yóotu ba mel ni kuy daar nekkito boobu suma sac bi la doon yóotu. bi mu ne ko cofee rek départ. porté naa plainte. police bu Grand Yoff def naa ko. nee nañ ci suufu suma kër la man am na benn kii bu fay loué benn coiffeuse bu fa nekk. nee nañ am na caméra surveillance. boobu am na ñoo moom rendez-vous tey pour war a xool. problème a ngi noonu. Ndiaye kii waxal na ñu bare. billaahi Ndiaye dëkk bi li fi agression léegi dafa dem ba mujj gi nit ñi dañ koo banaliser. ëpp naa def. maa la wax li ëpp naa def. Ndiaye amul jour booy xëy nga dugg ci Facebook te gisoo soit moto yu ñu sàcc wala ku ñu kar ak moto agressé ko munul nekk. mais gis naa takkadeer yi lu ñuy def fan yi bon yàggee nañ ko mais daf mel ne fan yi dafa gën a bëri mooy di def ay descente ci yenn zones yi chaque jour nga dégg ñu ne woy gendarmerie def na benn opération ànd ko ak ñii jàpp nañ fa tant de personnes jàpp nañ fa tant de kii gis nga loolu bu ñu ci wéyee léegi tey agression yi balaa ñuy wéy ci loolu dafa am lu ñu war a commencer pare Ndiaye nañu xool nu ñuy joxee grâce présidentielle yi seetloo chaque fois bu ñu defee grâce rek gis nga 2 mois yu précédé loolu agression yi day bari dafay takkarnaase bi ci des mooy moto yi borom moto yi am na ñoo xam dañuy liggéey mooy borom cag-cag yeeg ñu yor seen moto di xëy di liggéey autorités yi nañu fexe borom moto yi ñu teg leen ci yoon wax leen fu ñuy jaar ba am kayit yan kayit la ñu war a am ba tegu ci yoon ñu mën leen identifier parce que léegi yow da ngay romb nit yore moto si wote 3 personnes ñëpp ay agresseurs lañu. mais xam nga ni muy demee mooy xam nga agresseur duñ jënd moto pour agresser dañuy dem sàcc moto jàmbur. agressé ci donc yow même boo toppee booy enquête di yéeg. ka ngay jàpp du doon agresseur borom moto bi mais Ndiaye c'est lui pareil au même. en tout cas compliqué. parce que dañuy supporté wante xoolal barki démb Ndiaye vidéo bi nga gis ci internet bi waa ji gaare bundu këram 7 heures ci suba 6 personnes wër ko ku nekk yore moto. waaye daa meloon ni man rek waaye bu meloon ni man saa yi kon soit ba kanam des na fa wala moto ba dem mais waa ji jaay na ba kanam ba gars yi daw bàyyi ko fa. dama lay wax fii nag ak ñi ñuy dégg dama leen wax fii ak ñi ñuy dégg li ma leen di conseiller mooy bu leen xeex ak agresseur ndax xam nga. maanaam ñaar ñu bokkul lu ñuy def. pour ñu ànd day jafe. ki lay agressé li ci yow la bëgg a jël boo ko naree sonal dalay gaañ te gaañ bi mooy c'est le moindre mal. xam nga ko xamante ne ji moom soit dafa tux ba xamul fu muy taxaw. baa mu tàggoog sagom rey la rek lay mujj bu yàggul fii am na benn étudiante boo xamante ne ji ab étrangère la. fële lañ ko rey. anamu
bu leen xeex ak agresseur. li ma la mën a wax daal mooy. moytu leen agresseur mais bu leen taxaw di xeex ak ñoom parce que li leen yëkkati ak ñoom li leen yëkkati du benn. ñoom li leen yëkkati mooy jël li nga yor baa ñu faat la. yow li la yëkkati mooy mucc mais doo fàttante ak ñoom tey boo leen rayoon it ay yéegal wàcc rek lay doon. en tout cas nañuy moytu te bu ñu di xeex ak ñoom. ku ñu fekkati nga teg tànk beneen moto nañu fexe ba na génne kayitu moto ba. ah mais oui. nañu na génne kayitu moto ba Ndiaye. teg tànk beneen moto na génne kayitu moto ba. ah baax na de leneen lu ma seetlu ci agression yi mooy chaque jour nga gis fi ay caméra surveillance ñu filmer ay nit. ñuy sàcc mais généralement bu dee 10 lañu 9 yëpp duñu mujj fenn. ci internet bi lay mujj ci réseaux sociaux yi lay mujj ci problème bi mooy c'est-à-dire dañoo mënta utiliser caméra surveillance yi ba jàpp agresseurs yi wala en fait lan mooy problème bi daal jaaxal. est-ce que am nañu jot boobu sax. yéeme xam nga caméra surveillance aussi c'est pas que c'est gis nga Ndiaye. gars dañoo war a benn opération Ndiaye. parce que am na zone yoo xamante ni moom waxuma la sax guddi xaaratuñu guddi. suba si ngay génn ñu agressé la ñuy au vu au sur tout le monde. billaay pass gars yaa ngi ci defee opération yu rëy. Khalil Diop mi luy problème am Khalil Diop mi. Ndiaye xalaas léegi dafa jéggi frontière de. loolu kay Côte d'Ivoire lañ jëm yàgg na nag mais maanaam yàgg na. mais xam nga Sénégal daan nekk bitim réew mais léegi nag ñeneen bitim réew ñooy woo waa xalaas am seen problème Khalil Diop mii dafa nekkoon Côte d'Ivoire. ay années 93 am lu mu fa bàyyi. lu mel na alal wala. doom. da ko faa bàyyi. waaw noonu lañ ko mën a waxee de. en fait non expliqué ñu. ndax yaay noonu ko fa bàyyee. dafa demoon Côte d'Ivoire commerçant la. waaw nekk fa di liggéey. xamante fa ak benn ndaw. ñu am lu ñu seq ngoroyoo. ba am lu ñu seq. duggoon ëmb bi. instant bi xale bi am na 28 ans. 28 ans. waaw xamul papaam. xamul papaam. ndaw si gisaatul waaja. waaji. Khalil Diop la waaji tudd. Khalil Diop Côte d'Ivoire la nekk. déet Diop moom Sénégal la. xalaas bi topp tamit Côte d'Ivoire lañ jëm. mais Khalil Diop moom même su nekkee Côte d'Ivoire. waaw Diop moom ñoo ko moom. waaw mais kii laa wax ndaw si laa wax. ah d'accord ndaw si mi ngi Côte d'Ivoire. voilà déglul. Il y a un Sénégalais, on s'est connu en Côte d'Ivoire, voilà. Il s'appelle Papa Khalil Diop. Voilà, et c'était en 93, on a fait connaissance. Voilà, donc j'ai eu un enfant de lui. Voilà, mais jusqu'à présent, l'enfant a 28 ans aujourd'hui. Je ne sais pas où il est, donc je cherche les origines de l'enfant. Vraiment, si vous pouvez m'aider sur ce côté, voilà. Raison pour laquelle je vous joins. Moi, je m'appelle Conan Ange. Voilà, raison pour laquelle j'essaie de vous joindre pour que vous m'aidiez depuis la Côte d'Ivoire. On a fait connaissance à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est là-bas on a fait connaissance. Il était commerçant. Il basait à Abidjan, voilà, à Trècheville, le quartier de Trècheville. C'est un quartier de Sénégalais, voilà. Donc il a quitté Trècheville, Abidjan, pour venir à Yamoussoukro pour son commerce. C'est là on a fait connaissance, voilà. Et quand on s'est perdu de vue, moi j'étais enceinte de 5 mois. Il le savait très bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucune nouvelle. L'enfant a 28 ans. dégg nga ko Ndiaye. loolu leer na yaa ngi Côte d'Ivoire. maa ngi Côte d'Ivoire ba tey de. dellul Côte d'Ivoire lu fa xewaat. Ndiaye kii xalaas yi mosoon nañu ko fay am. mais ñu bëri dañ ci doon xaw a xel ñaar. dama lay woon d'abord Ndiaye photo yi. waa ji. jabaram daa ëmb. ëmb bi ba léegi mi ngi ci 2 ans. ñaari at. mu ëmb ko. 2 ans. mënul wasin. waa ji dem nañ hôpital def échographie. gis ñu dara. gisuñu dara maanaam gisuñu dara. léegi nag moom li ko jaaxal mooy. gisuñu dara mooy xamuñu lan moo ko teree. wasin nee nañu ëmbul. waaw. maanaam doom nekkul ci biir. doom nekkul ci biir bi. mais ndaw si moom nee na moom bi ëmb na am na 2 fois ñaari yoon doom. xam nañ daa ëmb ndaxte doom ji mi ngi bougé ci biir bi. hôpital nee nañu gisuñu dara ci biir hôpital nee nañu gisuñu dara te biir bi nag loolu li ma jaaxal Ndiaye mooy biir baa ngay gonflé di dem rek. ndaw saa ngi nii. biir ba. téye ko noonu. biir baa ngay gonflé Ndiaye di dem rek. solution lay wut si nag. xam nga fii am na benn mère bi mu mosoon ñëw ëmb 7 ans. effectivement. Ndiaye déglul kii. Effectivement, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que j'attends l'accouchement de ma femme. Le 7 août de ce mois, nous sommes en août, le 7 août de cette année, voilà, ça va faire 2 ans. Juste, au début de la grossesse, à 2 mois, elle a commencé à sentir quelque chose bouger dans le ventre. À 2 mois, elle est partie voir un médecin. Le médecin dit qu'elle n'est pas enceinte. Elle dit non, je me connais. C'est pas parce que je suis à la recherche des enfants. J'ai déjà 2 enfants. Donc, je ne peux pas mentir, mais je sais que je suis enceinte. Je sens quelque chose en moi. Et le médecin
De là, ils ont commencé à faire l'échographie. On n'a rien vu. On a même pris son sang pour voir. On n'a rien vu. Elle a fait le tour de toutes les cliniques. On ne voit pas le sexe. On ne voit rien. Mais elle sent quelque chose bouger en elle, dans son ventre. Vous comprenez, cher ami? Après, on a vu une femme qui soignait, qui faisait des médicaments traditionnels. La femme qui faisait les médicaments traditionnels, c'est elle qui nous a aidés. Avec ces médicaments jusqu'à le ventre est arrivé comme ça. Vous comprenez? Et jusque-là, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez? Donc, voici les 2 photos. Voilà, le sexe de l'enfant, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle a, on ne sait pas. Mais elle dit qu'elle est enceinte, elle se connaît. Et moi, quand je vois le ventre, je sais que ce ventre-là, c'est le ventre d'une femme enceinte. yaa ko dégg léegi Ivoiriens yi nekk Côte d'Ivoire ñooy ñëw xalaas di fi jooytoo seen problème. maa la ko wax de. voilà une émission sous-régionale. waaw international. léegi ki yaakaar nga ne mënees na koo jàppale. waaw. parce que man lii nga gis nii paas su dul ëmb na ma jaaxal. Njaay lii moom te borom femme bi nee na moom mi ngi sentir ne. doom jaa ngi bébé moo nekk ci biir. waaw mu dem hôpital ñu def écho gisuñu dara ci biir. loolu compliqué na de passe. Njaay biir sax 2 ans nga ne affaire bi def na ko. 2 ans ñaari at. waaw le 7 août bii passé la am 2 ans. donc fu mu toll nii am na 2 ans ay boo deful naa ko ay 2 ans une semaine. mbiri yàlla daa kéemtaane. lu xew. Njaay Serigne Mbacke Dia. Serigne xam keroog ñu ngi ko fi annoncé. Mbacke Dia. dafa am benn waay bu nekk Touba. buy liggéey ci wàllum transfert d'argent. ci benn entreprise bu mag nag. dafa am ñoo xam ne ñoom la ñuy wax ay agent de recouvrement. maanaam moom bu toogee ci bureau am yónnee ñi nga xam ne ñoom ñooy revendeurs yi yónnee leen ay dépôt pour ñu jaay. bu ñu paree. Serigne Mbacke Dia mi mooy dem sur le terrain récupérer xaalis bi yëpp. yóbbu ko banque. yàgg nañoo liggéey nag. Serigne Mbacke Dia nag moom barki dem boo njaay daa dem récupérer xaalis bu mu nekk ci 9 millions et quelque mu ne tër. dem ak xaalis ba. waaw. fu mu dem. kenn xamul. léegi kan mooy wax téléphone am yi jàllul. message nañ ko jàllul. jabaram contacté naa ko benn yoon la ma tontuwaatu ba. waa ji nga xam ne nag moo doon responsable foofu. mooy wax ni parce que waa ji ci waxam moom dàq nañ ko foofu ndax lii. léegi fu Serigne Mbacke pas Mbacke Ndiaye Mbacke Dia fu Serigne Mbacke Dia nekk. Serigne Mbacke Dia nekk nag moo jaaxal ñëpp xëy na ay mbokkam nañ xam fu mu ne ndax waaj dem na ba ci ay mbokkam. léegi jox ñu déglu waa ji. ñun dañ doon liggéey fii nii ici à Touba ci benn entreprise bu yëngatu ci wàllu transfert d'argent Orange Money ci ancien garage entreprise bi mi ngi tudd Guèye Global donc man maa ko doon gérer maa nekkoon responsable bi donc ñu amoon benn promoteur bu nekkoon sur le terrain ñu koy wax Serigne Mbacke Dia à Dakar donc ñun si nga sunu clients yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Dakar bu ñu leen mosaan defal transfert d'argent donc client yi bu ñu xëyee client bu ci nekk dañ laa jox pièce Orange Money nga signé ak ñun benn contrat ñu jox la pièce Orange Money gratuitement parce que contrat bi ñu lay jox mooy wane ne ñun ko signé nga ak ñun benn pacte donc bu loolu amee boo xëyee dañuy envoyé message ñu transféré la Orange Money moom mooy dem sur le terrain def recouvrement dem verser à la banque sinon am nañ sunu yenn points yu nekkoon au niveau de Dakar mu dem verser xaalis ñu bindal ko décharge mu yónnee ñu ko donc à notre grande surprise le jeudi 24 ba li passé mois bii passé dafa dem def recouvrement sur le terrain ba pare d'un montant de 9,912,000 dama xaalis bi donc ñu ngi koy woo téléphone kenn mënu ko jot xamuñu fu mu nekk moment bii nii daal c'est le calvaire total bi loolu amee aussi contacté naa famille bi nga xam ne ñi ngi à Diourbel contacté naa benn frère am mais moom aussi amul dara lu leer lu mu wax lijjanti naa numéro soxnaam aussi ba woo ko moom mi ngi Ouest Foire Dakar bi ma ko woowee téléphone jëluma ci laa ko envoyé message WhatsApp ñu waxtaan par la suite daf maa mujj bloqué WhatsApp nii mënatuma am accès benn accès ci moom dem naa aussi au niveau de la DIC Dakar ma porté fa plainte ma ba léegi sans suite aussi bi loolu amee puce Orange Money comme ni mu leen ko wax dañ ko doon jox clients yi gratuitement mais buñ ko joxee clients yi buñ dematee ba toog 1 mois 2 mois gis ne puce yi doxatul dañ koy dagg am na suñu benn responsable bu ñu jox Mass Gueye moo doon gérer lool day dagg puce ñu jox ko beneen client bu ko soxla donc à notre grande surprise am na ci clients yoo xam si ni dañoo bi afi yëf yi amee dem nañ ci Maymuna bi nekk Sonatel bu Médina comme quoi que Serigne Mbacke da leen doon jaay puce yi d'un montant de 15 000 francs te puce yi déjà amul benn droit di ko jaay parce que dañ ko doon jox client yi gratuitement ñu signé ñoom contrat bu ñu demee ba doxaltul ñu dagg ko donc moment bii may waxee yéen am na aussi yeneen clients yoo xam ne yóbbu na seen xaalis vraiment donc ñun daal en tant que entreprise Guèye Global Serigne Mbacke yóbbu na suñu xaalis d'un montant de 9,912,000 jusqu'à présent amuñu ci moom benn nouvelle xamuñu ci moom dara
ay numéro boo ko ci woo doo ko jot ay mbokkam boo leen wooy duñu la wax dara lu leer jabaram bi nga xam ne jàpp naa ne moom lañ am ci moom accès bloqué na ma WhatsApp xamatuma ci moom dara xamatuñ ci dara vraiment ñu bëggoon ko ñu ci dimbali Serigne Mbacké Diallo tudd moo nekkoon promoteur de terrain entreprise Gueye Global bu yëngatu ci wàllu transfert d'argent fii nii à Touba man mi nga xam ne aussi maa nekkoon responsable entreprise bi donc renvoyé nañ ma dàq ma depuis lors fin du mois jot fay ñu ma sama salaire donc metti na trop barke Serigne Saliou Mbacké te maanaam lii nii yëpp Serigne Mbacké Diallo moo ñu ko teg wallaay ndeysaan donc Dakar la nekkoon moo doon gérer réseau Dakar bi foofu réseau transfert d'argent bi nekkoon suñu promoteur de terrain engagé wu ma ko woon xam nga entreprise Orange Money grossiste Orange Money grossiste bi mi ngi tuddoon Khadim Badiane nekk ancien garage moom entreprise bi donc daf ma recruter woon comme ni mu recruter Serigne Mbacké Diallo mais man Serigne Mbacké moo ma jiitu ca entreprise ba donc man bi ma ñëwee man ci laa doon responsable réseau bi nga xam ne grossiste transfert d'argent dafa am grossiste réseau Orange Money ça n'a rien à voir ak waa Sonatel mais n'empêche que ñun ak waa Sonatel dañoo am ay link donc bi ñu engagé man bu ma xëyee man maay envoyé Orange Money clients yi moom mu dem wàcc sur le terrain def recouvrement bi à partir de 11h maximum 16h dafa war a fekk moom 15h 16h moom mu pare recouvrement donc jour boobu noonu ma lay wax ni jeudi le 24 16h laa ko mujjee jot téléphone parce que à partir de 16h moom ci la jël téléphone am yëpp fay ko donc man li ciy sama responsabilité mooy man maa doon gérer entreprise bi man j'étais à la tête de cette entreprise man maa ko dirigé woon mais n'empêche que ma diriger ko man je ne vois pas aussi man ban link laa war a am ak man ce qui s'est réellement passé parce que aussi dem nañ déglu nañ ma li ma leen war a wax lépp information yi ma leen war a jox naa leen jox naa ko moom joxe naa fa numéro wax naa leen aussi mën naa leen jox numéro soxnaam ñoom ñu ne ma xaaral lool ci biir enquête bi lay dem voilà man loolu moo ma lié ak Serigne Mbacké mais amul leneen lu ñu lié passe donc man aussi comme dafa doon employé kon man ni ma doon employé man je ne vois pas lan moo tax problème am man ñu dàq ma beneen ba ci def mooy sans paiement dal salaire quand même. Ndiaye loolu la Serigne Mbacké Diallo liggéey. très bien leer na. photo moo nekk nii. xam naa après naa la ko yónnee enquête bi daal lañ ko topp parce que kii mi ngi ciy dund loo xamante ni yoonam newu ci. dit yoonam a ngi ci kay. non moom engagé wu ko woon. bien que mooy responsable bi. waaw mais engagé wu ko. voilà mais yoonam a ngi ci moom da nga naan kay. waaw nañ ko ci seetal comprendre ko xam ne du ci dara. ma ngoog comme moom ma nga ca bala ñuy jeexal. waaw dafa am benn combat bu ma gis ay nit di ko mëne. benn collectif bu tudd sama suuf ma yokk sama armeel. yàlla xam na ne xaw ma ci kenn de. mais li ma dégg ne moom la ñuy xeex. lu am solo la. maanaam sama suuf. ma yokk sama armeel c'est-à-dire armeel Pikine yi. waaw dafa fees. waaw bu ñu amatee nit ku faatu. pour ñu am fuñ ko denc problème la. waaw ñu ne dañoo bëgg ñu yokkal leen armeel yi. waaw ngir ku yàlla jëlati ñu am fuñ la dugal. waaw yokkal nañ leen 4 hectares suma juumul. waaw ñu ne 4 yi daa tuuti mënoon nañoo góorgóorlu ba am 12. waaw c'est-à-dire xaw ma li ci laxasu de mais combat bi combat bu noble la parce que néew yi tëdd ci armeel yi du ñoom ñooy jóg di wut fuñ leen suul comme ñi ngi dund nag di xeex loolu ñi ci mën a jàpp ñi ci mën a taxaw ñi ko war a saafara nañ leen jàppale ba ñu mën a yokk armeel yi ak yeneen armeel yu laaj yokk. alors président sa ñaaje bañ a wax. waaw la sa ñaaje. Président de la République, président de la président de la République mooy demeure instruction la carte de plateau carte Sénégal construit en 1902 sama day pare ma xaw naa yàgg de mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat fi ñu xaar ba am kii woote bëgg jot président kooku la waroon fan lay woote salaamaaleykum man kay damaa teel a naan mbir mi ndax nee nañ ma boo wootee boo waxee salaamaaleykum dund sa dégg da ngay wax bonjour su tubaabal ko bonjour. ma ne salaamaaleykum maa ngi lay dégg amul bonjour ak salaamaaleykum. bonjour Estade bonjour. ma ne maa ngi lay dégg bu baax dama ni lan moo waral sa woote. ndewaatu naa bonjour mu gën a taxati te ma dellu ca sama manin salaamaaleykum. ma ne maa ngi lay dégg Papa Loum maa ngi lay dégg bu baax. tey de moom tey de wax dëgg yàlla Estade boobu gàcce gaanaama maa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla maa ngi ci jàmm bu baax. da ngaa feebaroon maa yaa ngi tane. mani maa ngi lay dégg bu baax dama ni. dara dellu dama ni lan moo waral sa woote. du waral sama woote. waaw damay santaat taalibe yi gërëm leen wax leen ni leen wax dëgg yàlla màggal lii rek lañ ci bëgg màggal nañ ko ci jàmm dem ci jàmm dikk ci jàmm wax dëgg yàlla. yàlla ma ni Papa Loum. waaw lan màggal ci jàmm. lan la ñu màggal ci jàmm.
yow instant bi xam nga kilimu pare yi bu la jàppee daal ko doo dégg doo gis. mani dama ni. màggal bu ki dee bu gënu màggal yi ba ñëw. gan màggal nga fi gis. ah. gan màggal. koy yéen kii fan la nekk. mani gisagoo fi màggal laa wax de. màggal dina ni ba ñëw ba dët ma tam xarit nii may yéen nit ñi ne ci wàllu tam xarit. yéen ñi nga xam ne da ngeen a dayoo seen xar. mani wuyu ma. du ma ne bul ma fonto waaye bul nu fonto laay wax waay. nga ne bul ma. yow nan nga bëgg a jiitalee màggal teg ca tam xarit. te tam xarit daanaka ñi ngi ci. ma ne xoolee Sanders laa mi mënta lekk ma doon da ca ñorul waxal ca kaw ñu dégg di ngay wax nga ni. dama ni gisa màggal jiituwul tam xarit. Sanders ngir yàlla wàcc ñu màggal di nañ ba ñëw. ba dëgg ma tam xarit may yedd ñi nga xam ne seen yàpp xar desoon na ci tabaski gi nan ko sakkanal ndax wax dëgg yàlla yàpp xar ba defee dañ koy sakkanal ndax yàpp dëgg tabaski bu daan des dañ ko daan sakkanal desal ko ba ci tam xarit ga nga mën caa def sa cere tam xarit boo xam ne cere gi dana am nooflaay am netatu baax am oto. man yow Papalum yow mbaadu bisub xasaayid yi sëñ bi santaane woon. mbaadu moom nga jaawale ak màggal. nga ne bisub jàng xasaayid yi sëñ bi santaane woon fan yi bisu xasaayid yi sëñ bi dama ci sàkku ñëpp la ko defal. waaw loolu dama ne yow baadu loolu nga teg màggal. bisub xasaayid yi màggal gee ko jiitu yow foo ne. bisub xasaayid yi ñu ngi ciy dokkee sëñ bi di ñaan Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ndax gis boobu bis nañ ñi fa la corona di jaare ni mel. kon ñu ngi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm waaye bi ñu defee bisu xasaay di ba ca gannaaw suba ga booba ca gannaaw ga dama gës ca dañ ma gër. baax na man sax maa ñàkk fayda man bi lay tontu tam xarit gi di leen wax ni. man mi benn lanteeg yow man mi maa matali. nan bàyyi di toog yéen a jigéen ci tam xarit gis la boo xam ne dañ cee war a ñaan. at mu bees la atum jullit la nañ ci ñaan def ci lu baax saraxe ci képp ku ci mën a def sa cër ci basamaroon waaye tam xarit ngay taaji bon di so di góor di so yére jigéen yow wala ngay jigéen di so yére góor yooyu yëpp baaxul ci tam xarit da koy yàq kon ay waay ngir yàlla seetal leen yoon wi ndax yoon wi dara taxu ci cere ku koy lekk cere daa gaaw ci fees cere boo koy lekk cere jarul def pharmacie cere jarul def jombas cere jarul def yu niin yooyu dara tax ndax yu niin yooyu dara tax mooy rataxal sa biir ba tubaarkaata mën na yaa yóbbu biir bu daw nañ ko def cere nature rek mu def dugub kese ak yàpp kese. baax na jërëjëf dégg naa. cere pale moom ma nan la koy toogee. xaw ma ko de lu ma la ci wax de wax dëgg yàlla wax lu dul dëgg. xaw ma ci dara cere de xarum laa dum ngeen koy xiiwee moom. du ma ko ñam man sama yoon du ma ko ñam de. cere président dama ne xarum laa. cere Marème gëj naa koo ñam yàgg na. mani waaw ma léegi. nga ni cere ma de. gëj naa koo ñam. gëj nga ko. ñam. maa la ko yéene ndokk ci waañ bi rek nga dëkk. baax na jërëjëf léegi wuy ma. kon correspondant peut-être je pour le moment. bu yaa appelé ultérieurement léegi coupé naa la coupé naa la. RFM. Radio Futur Média. 94 FM. Dakar.